bien à souligner mbokk téléspectateurs yi pour juste ñu fàttali leen que yéen a ngi seen émission santé en 7 ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy la place du massage dans la kinésithérapie docteur Ndeye Fatou Ndao Beye moom lañ fi dalal nag mu nekk fële sa hôpital Albert Royer bu Dakar docteur ñu ngi ci waxtaan bi boobu ba tey nag mais day baax ba tey ñu continuer ci waxtaan boobule mais tey ji dañuy ñëw ci li nga xamante ne moo ñeel massage bi est-ce que tey ji métit yëpp la ñuy maase. déedéet. yan métit la ñuy maase ak yan lañ dul maase. waaw par exemple métit comme niñ ko waxee woon ci commencement bu taree ba tar. yenn métit yu metti yi loolu doo boo commencé dafay yokk. loolu doo commencé nit bu amee métit bu yam. foofu mën nga maase walla par exemple boo amee nit ki nga xam ni dafa damoon parce que boobu ba léegi ñu ngi wax ci ndigg mais mën nañu changer quand même waaw nit ki boo xamante ni par exemple dafa damoon ci loxo bi nangootu la tàlli foofu par exemple am na looy def ay techniques yooy def ay posture maanaam da ngay jéem a tàllal loxo bi jéem a teg lu diis pour loxo bi tàlli carrément mais loolu boo fajee nit ki ba pare da ngay terminer par massage bi loolu pour wàññi métit bi. donc du massage bi kese. moom mooy faj nit kooku am métit. dafa am leneen lu ci topp. am na leneen massage lu ci ëpp pour dindi métit la en général ci nit ki lever lu ñuy wax contracture par exemple nit ki yaram bi bu fasoo. pour nga dindi fasu boobu nga maase ko mu deñ mais du massage boobu kese ngay utiliser par exemple bu dee koo xam ne dafa am ay tëccu ci yaram beeg yooyu noonu nuñ koy waxeeti mu dans l'immédiat ci tëccu yi doo commencé loolu boo commencé da ngay yokkali ko kii walla par exemple nit kuñ doon ñu dóor ko ba nga xamante ni yaram bi am na ay bleu maanaam ay tëccu yi ci nekk noonu. mooy yaram bi dafa nagam. voilà non dafa nuñ koy waxeeti dafa am ay rougeur affaire yooyu bu dee ko xees la. noonu bu dee ko ñuul la nag da ngay gis ni mu am ay taches yu noir. d'accord noonu kooku ci saasi maanaam loolu la ñuy wax loo xam ne dafa am traumatisme foofu ci saasi doo maase ci saasi doo commencé parce que boo commencé rek da ngay yokk kii parce que yooyu noonu tëcc yi. ay deret lay doon léegi boo commencé da ngay yokk deret ji ni muy kiiyee vaisseau yi nga xam ne dañoo ñu ngi koy wax dañoo xaw a toj tuuti ba nga xam ne deret ji génn léegi nag boo maasee foofu da ngay yokk loolu foofu waroo maase. da ngay bàyyi waaw fépp foo xam ne traumatisme moo am foofu doo maase. d'accord. mais docteur tey suñu mbokk sportif yi nga xamante ne le plus souvent dañuy dem defi sport ñu si ëpp dañuy ñëw bu ñu pari sport dañuy am blessure ci seen cheville wala seen kii genou bi mais bu ñu amee métit yooyu noonu automatiquement dañuy dem ci ñi nga xamante ne mooy maire yi mocc ñu leen koy moccal saa si est-ce que loolu aussi c'est recommandé. loolu c'est pas recommandé par exemple nit ki blessure sportive mën nga am entorse dégg nga ci entorse bi soo ko traité woo ko ni mu waree parce que entorse dafa am ay degré am na ci boo xam ni il faut da nga koy plâtrer léegi am na ci boo xam ni jarul ngay plâtrer mais da ngay kii rek immobiliser ak élastroplastre dégg nga ci boo immobiliser pendant un certain temps par exemple 15-21 jours nga dindi ko léegi après nag am na manœuvre yoo ciy def di mobiliser cheville bi bu dee ci cheville bi la nga mobiliser dégg nga ci ak renforcer ko yooyu yëpp maanaam. mais loolu spécialiste bi moo koy def. spécialiste moo koy def mais pas nit ki nga xamante ne xam-xam màccul ci wàllu wi. déedéet doo nit ki xam-xamam màccul ci loolu su ko defee rek day am foo xam ni métit bi. ci saa si mën nga gis métit bi wàññeeku mais nag la waral loolu ma nga fa ba tey
mu ngi fa ba tey. d'accord docteur tey ñi nga xamante ne saa su nekk ay ndaw lañu vu que yaa ngi ci hôpital Albert Royer nga xamante ne ay ndaw rek ngeen fay faj donc tey jii nii le plus souvent dañuy gis ñi nga xamante ne dañoo am ay feebar neurologique mais ñu ci ëpp dañ naan leen da ngeen di dem ñu maase leen est-ce que tamit maladie neurologique yooyu noonu aussi est-ce que kinésithérapie bi am na ci wàll parce que parfois nit ñi dañuy mélanger les deux. voilà maladie neurologique yu ci ëpp kiné foog mu am ci wàll. léegi bu ma ñëwee ci man bërëb ba may liggéeyee di Albert Royer man bu ma la waxee sama biir bureau aw ma sax produit de massage kon boog loolu moo lay wan ni massage du loolu kese mooy faj. c'est quelque chose bi nga xamante ne dafay c'est complémentaire. voilà day maanaam jumtuwaay la rek booy utiliser ci faj. léegi xale moom lu ci bëri massage dañ koy éviter ci xale parce que lu tax ndax xale day màgg te buy màgg yaxu xale bi dafa am ci articulation yi lu ñuy wax les zones d'ossification mooy zone yi nga xam ni fa la yaxu xale bi di màggee léegi loolu le plus souvent boo ko maasee da ngay perturber loolu. bu dee par exemple loxo xale booy maase la da ngay au fil du temps da ngay jékki-jékki gis xale bi loxo bi bii gudd bi gàtt parce que da nga perturber màggaayu loxo xale bi moo tax ñun ci suñu liggéey lu ci ëpp dañuy éviter massage même bu ñuy maase xale sax xam nañ fu ñuy laal ak fu ñu dul war a laal parce que massage du num la neexee rek nga koy defee du fépp la ñu war a maase. d'accord mais docteur tey jii yaa ngi wax lu am solo li nga xamante ne peut-être suñu maam yi ñoom duñ ci bàyyi xel parce que nee nga xale boo koy maase da ngay am fi ngay maase xam ban yoon ngay jaar mais boo xoolee tey liir bi soog a juddu bu ñëwee si kër ga rek lu ñuy njëkk a bàjjan bi na ko dàmp mais boo gisee nuñ koy dàmpee dañ koy yor parce que dàmp massage la dañ koy jàpp di ko xëcc di ko ñoddi ba yow mi en tant que mag sax yow sa yaram dafay daw est-ce que loolu aussi yéen aussi am ngeen ci li nga xamante ne mooy seen mot à dire. waaw loolu moom ñu bari ñun dañuy am problème boobu affaire dàmp bi am na nag ñu mën a dàmp mais am na ñoo xam ni ay dégâts rek la ñuy def par exemple hôpital Albert Royer bi may liggéeyee chirurgie maanaam fi ñuy fajee damm-damm yeeg yooyu lu bari dañuy jot ay tànku xale yu damm ci massage ay loxo xale yu damm ci massage ay clavicule yu damm mooy yax bi nekk fii. waaw parce que le plus souvent ñoom mère yi bu ñuy dàmp voilà dañuy dàmp di bës bopp bi di bës mbagg yi moo tax boo ci gisee ñaaree da ngay gis liir bi nga xamante ne day pare ci loolu toog ay fan di jooy doo xam lu muy jooy da ngay jéggi saa gis benn épaule bi di enflé nekkate fekk dañ ko gaañ. donc est-ce que aussi baaxul yéen ñi nga xamante ne yéen a xam yoon bi ñuy dàmpee xale yooyu noonu bu ñu leen soxlaa maase ñu indi leen ci yéen ñu maase la moo gën ñu leen di bàyyi ci kër yi ñu leen di maase. waaw mais problème bi bu dee massage kuy doog a juddu même yaay bi sax mën naa maase xale bi. mais il faudra que aussi ngeen ñu wan ko yoon bi voilà mu xam yoon bi naka lay def ak lu muy éviter parce que kii boo gis articulation boo gis day boo koy mobiliser day am fu muy yem par exemple boo yëkkati loxo am na foo xam ne waroo fa dépasser yow mi nga xamante ni yow yaa jàng loolu mën nga ko xam mais ki ko jàngul mënul xam ni loxo bi kat fii waru fee dépasser tànk bi kat fii waru fee dépasser soo ko defee rek ci ngay indi nag gaañ-gaañ yooyu effet secondaire voilà gaañ-gaañ yooyu ngay wax ci lay ñëw damm mën na doon tëccu ça dépend. d'accord mais tey jii nii est-ce que tamit duñu dem xool li nga xamante ne mooy benn école parce que wax nga ko sànq am na mère yu mën dàmp am na ñoo xamante ne mënuñu ko te dañ koy def di lor xale yi ndaw yooyu li nga xamante ñooy doon magu ëllëg est-ce que tamit duñu dem xool li nga xamante ne mooy benn école bi nga xamante ne tey mag yooyu noonu mën dàmp dinañ dem di leen di dàmp di jàngale ni ak na an ban yoon la ñuy aw pour dàmp ndaw yooyu aussi parce que c'est très important vu que yéen tout le temps da ngeen di jot yaa ko wax léegi say kàddu da ngeen di jot li nga xamante ne mooy ay xale yu ndaw yoo xamante ne seen i tànk day damm wala seen i loxo te si massage yooyu noonu lay jóge waaw mais loolu par exemple boo nee école ñun fii benn école la ñu reconnaître boo xamante ni mooy tàggat nit ñi nga xamante ni ñooy yëngatu ci wàllu kinésithérapie ndax ñun bu ñu nee massage rek buy faj
kiné moo ko war a def massage buy faj kiné moo ko war a def. bu dee massage relaxant la nag moom loolu yomb na dégg nga si ku nekk mën na ko def. par exemple yow boo amee jëkkër mën nga ko defal nit ki bu amee doom mën na kii topp comme ni tàllal cër tuuti, parce que li tax dàmp ñuy wax concept dàmp bi mooy xale bi ni muy lemoo ci biir yaayam, lemu boobu moo tax lu ci ëpp ñuy wax xale bi dañ koy dàmp pour mu kii. mais li ñuy réere mbir mooy xale bi ci liquide lay nager, maanaam xale bi ci biiru yaayam day yëngatu di bouger di def lu nekk. dina am naam bu juddoo am na cër yoo xam ne du tàllalu bu baax. par exemple bu dee xale boo xam ni dafa xaw a njool, par exemple ni muy lemee tànk yi, mais au fur et à mesure xale bi di màgg tànk yi day dem ba jug, loolu amul problème. waaw mais massage liir moom ñépp mën nañ ko. jarul ngay xëcc loxo yi ba mu dem extrême wala ngay xëcc tànk yi wala ngay kii, da ngay maase rek wàccee tànk yi, tàllal loxo tàllal tànk, maase ndànk, éviter articulation yi boo ko laal, parce que articulation yi boo ko laalee lu ci ëpp problème bi fa lay nekk. waaw loolu daal ngay gën a éviter ci massage xale yi. est-ce que yéen ñi tey jii laataa ñoo ñëw rek si li nga xamante ne mooy ndar keppe émission bi, tey jii yéen seen façon massage bi ngeen di def nga xamante ne c'est médicalisé, est-ce que da ngeen di am ay produits yi ngeen di utiliser? waaw ñun bu ñuy def li ñuy wax la massothérapie, maanaam bu ñuy faj ak massage dañuy utiliser produit yi ñuy utiliser nag mën na doon produit yoo xamante ni base bi karité lañ ko defee. karité lu ci ëpp ci service kiné yi boo demee Chifa li ñuy wax Chifa moom la ñuy utiliser pour faj. defuma publicité nag. pour faj mën nañ utiliser aussi ay huile, mën nañ utiliser sax poudre booy massé. l'essentiel ñun li ñu soxla ci massage bi mooy na loxo yi glisser rek, na nga am pression glissé boobu ngay kii, loolu kese moo ci am solo. d'accord tey rek pour ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy jeexale émission bi di santé en 7 docteur gis ngeen actualité bi daw boobu ba tey fan yii yëpp ci président Sonko ci wàllum massage bi. tey ji massage yooyu noonu ñuy def ci salon de massage yi ak yéen seen massage bi ngeen di def ban différence la am, ak yow mi tey ji en tant que kinésithérapeute ban aspect nga ci mën a apporter? waaw massage boobu ñuy def ci salon yi moom mën nañ ko tuddee détente. mën nañ ko tuddee relaxation, mais en aucun cas mënuñu ko tuddee massage buy faj, parce que boo waree faj war a am sañ-sañu ubbi cabinet de massage, il faut da ngay am un diplôme reconnu boobu pour nga am ko il faut nga jaar ci école de kinésithérapie, parce que fii Sénégal dañoo am ay textes yi ñu am yuy wax ci massage, benn boo xamante ni la boo xamante ni 1953 la fi nekkoon ba tey, tubaab bi moo ko fi bàyyi woon. ba tey yeesalaatuñ ko. loolu aussi day baax tamit suñu kilifa yi ñu yeesalaat ko pour gën a protéger ñun suñu protection, parce que suñu profession, parce que texte yooyu lu mu wax daf ni ki war a massage buy faj ki nga xamante ni moo jàng massage am ci diplôme d'état, te foofu fii Sénégal kiné rek la. bu dee nag nit dafa jàng feneen am diplôme massage ci beneen réew ñëw fii Sénégal pour exercer ko fi, ministère de la santé moo lay jox agrément pour nga ubbi. moo lay jox autorisation pour nga ubbi bu dee da ngay faj, mais ñooñu yaakaaruma kenn ministère jox la kii autorisation, parce que comme li ma la wax rek pour nga masser il faut nga am un diplôme d'état reconnu par l'État. loolu laa ciy wax. d'accord donc mu mel ne rek leeral nga wax ji, ça veut dire que ni ñi nga xamante ne ñoo nekk ci salon de massage mën nañ ko tuddee détente wala relaxation, maanaam ku sonn dem xool nan ngay demee pour noddanti sa yaram, soo paree nga mën a oyof tuuti dem yeggali say activité, n'est-ce pas, c'est ça?
voilà c'est ça. mais bu fekkente ne métit nga am fi nga war a dem pour ñu fajal la sa métit mooy ci kinésithérapeute yi. waaw ci kinésithérapeute yi nga war a dem. d'accord kinésithérapeute yi ñi ngi ci hôpital boo dem am nañ fa ay service de kiné sudul hôpital yi am na clinique yi kinésithérapeute yaa ngi fa sudul clinique yi am na ay cabinet spécial yoo xam ne ay kiné ñoo ko diriger waaw ku si nekk daal yow yaay tànn sa bu la neex am na ci ñoo xam ne tamit dañuy fay kiné mu ñëw këram sa kër faj la waaw à domicile defal la ko ça dépend ci nit ki rek loolu d'accord docteur émission bi nag lii la woon ñu doon waxtaane li nga xamante ni mooy la place du massage dans la kinésithérapeutique tey jii nii lan mooy doon sa dernier mot conseil bi nga xamante ne yaa ngi koy jox askan wi ci wàllum massage. voilà li may jox askan wi ci wàllum massage rek mooy li ma mujjee woon a wax nit ki soo amee lu lay metti ba nga xalaat ni kat yow dangaa war a dem massé wu ji bala ngaa tëb dem fenn demal ba pare ba docteur ni la yow kat lii nga amee walla lii nga amee fee ngay dem mais mettit moom bu ci tuddee rek boo nee am naa lu may metti rek déjà loo xam ne lu ñu war a faj la da ngay dem hôpital. hôpital walla nga dem clinique walla nga dem ci cabinet yi ça dépend mais nag doo dem ci salon de massage yi ngay dem pour faju parce que foofa faju duñ ko fa def. D'accord, docteur. Ça a été un plaisir ma bokk ak yow plateau bi. Merci beaucoup, c'est très gentil. ma lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. merci ma bàyyi la juste nga tàggatoo mbokk téléspectateur Sénégal 7 yi la doon seetaan. waaw maa ngi tàggatoo ak suñu auditeurs yi ak auditrices yi ñu doon seetaan mais nga may ma rek ma nuyu sama rakk bu ñuy wax Kumba Beti Ndaw mi ngi may seetaan ak sama rakk bu ñuy wax Mami Ndaw ñoom tamit ñu ngi may seetaan ndax bu ma génnee fii te tudduma seen tur du ma eggee du ma egg ci kër ga loolu mooy problème bi. xaj nañ si waaw ñëpp xaj nañ si. En tout cas merci beaucoup, ça a été un plaisir vraiment de venir répondre ci yéen parce que ñun askan wi rek ñoo ñu tax a jóg. bu dul woon nit ñi duñu faj. kon boog il faut nit ñi di ñu déglu di xam ñun lan mooy suñu liggéey parce que tamit suñu liggéey lu am solo la. waaw d'accord. voilà dinañ ko yaatalaat bu baax a baax ci yeneen i plateau moom nag moo nekkoon ki nga xamante ne mooy docteur Ndeye Fatou Ndaw Beye nekk major du service de kiné au centre hospitalier de Albert Royer bu nekk fële ci hôpital Fann mbokk téléspectateurs li moo nekkoon seen émission santé en 7 ñu leen jox juste rendez-vous la semaine prochaine incha allah d'ici là restez en compagnie des programmes de Sénégal 7 au revoir. Thank you.